Welcome to sunuker.com. L'info autrement. L'info autrement est la toute nouvelle émission de la radio Sunuker et le site sunuker.com. Une émission présentée par notre linguère nationale, l'international Amazon, Sokhna Rama Diagne, et l'incontournable, le chroniqueur, le pertinent. Il nous retrace les faits saillants de l'actualité nationale et internationale. L'info autrement, c'est tous les jours, du lundi au jeudi, 16h GMT, 18h Paris, en direct sur Sunuker Radio. Pour y participer, appelez au 001 920 786 85 30 ou 001 951 665 85 35. Vous pouvez aussi ajouter Skype Sunuker Radio ou participer via Skype en ajoutant Radio Sunuker. Mbokk yi, lii di émission bu bees tàq, l'info autrement di émission bi nga xamanteni Radio Sunuker ak sunuker.com ñoo leen koy jagleel ngoot bu nekk si bu 16h jotee ca Dakaru 18h ca Paris. Mbokk yi, Radio Sunuker moo ñëw ak yéen ak Sokhna Rama Diagne Arwa, l'Amazon international, la linguère nationale di émission bu amul fenn, émission bu leen di dëgtal xew-xewu bés bi. Dañuy faral di wax naan picc nga ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf. Loolu moo waral Sunuker compétence bu ñu ko xamee, indépendance bu ñu ko xamee ak crédibilité bu ñu ko xamee mu jagle leen émission bu bees bi l'info autrement. Bu ngeen si bëggee bokk ci waxtaan bi yéen tamit mën ngeen a woote ci 001 920 786 85 30 wala ba tey 001 951 665 85 35 wala bu fekkee dañ ko bëgg a déglu tamit mën ngeen a woote ci 001 302 781 82 04 wala sax gaañi lu gën a easy doo fay dara, ajoutel Skype Radio Sunuker. L'info autrement du fenn fudul fii si Sunuker, ci kër gi la maison mooy bambu. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam, donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen. ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie, des mines et de l'hydraulique, première rentrée, te amu si lenn lu ma ko laaj. Chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky, je veux que nga dem fii. bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na. Finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy mine ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise. Mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit, comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre. loolu la ñu nekkee dénk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire. keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la. Les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique. Et c'est à l'unanimité, majorité comme opposition, que nous avons voté cette résolution. Nous sommes lolo de nous sommes l'année. C'est vraiment qui n'est pas. Parce que Adil bi ko doy war. Suma sété bené ki la bëgg denk li. Waaw bu sété di sét ci Sénégal yi bené ki la bëgg denk li. Yalla ak man rek noko xam. Ne kenn xam ko pour suba tor ko tala. Ñi nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. Ñi nga fi fekk mu jox la poste bi. Damay sété ni amul kenn ci ñoom. Ne ak da nga jox ko li. Ne kor yi nga fekkoon ci parti bi du nekk. Yàgg noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. Danañu ma jaaxal. Ne bu ko defoon jaaxal. Ma leen man wax lii wala lëleel. Du leen wax lii wala lël. Lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. Lu dul rek sama bëgg bopp. Yàlla moo ma xiir rek ci loolu man def ko te yàlla ma ko sant. Mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon na dugg seen bopp. Moom ma xiir ci loolu. Ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. En tout cas président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragal kon loolu de wax dëgg yàlla xam dafa xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix
avec votre soutien, je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sunu mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey ji nag di mardi le 5 octobre 2021 soxna Rama Diagne assalamu alaikum wa rahmatullah. maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Ahmadou Diop di ko ñaanal yal na yàlla fëgg boppam. amiin ya rabbal alamin. ak ci ñun soxla nañ ko Diop. surtout Lat Dior Ngoné Latyr Diop. laa jàmbaar fukk tëdd ji. waaw soxla ko yal na ko yàlla yëkkati fëgg boppam ak képp ku mu tëddandoo rek. amiin ya rabbal alamin amiin. waa Sénégal. Sénégal ak ñeneen la jàpp loxo nuyu la. waa bi baax a baax ak sénégalais dans le monde entier. ndeysaan. yàlla ku mën a sàmm te ku mu sàmm mu raw yal na leen yàlla sàmm ci barke sëñ Ba barke sëñ Abdourahmane Mbacké sama sëriñ sama was. amiin ya rabbal alamin. yàlla na yàlla yokk seen mën-mën ba ngeen di def double test de ce que vous faites actuellement. amiin ya rabbal alamin. moom sama xel di dem toujours ci hôpitaux ñi nga xam ne ñuy liyaar te dañ doon ñi nga xam ne am na lu wàññiku ci ñoom te ci ñoom may bu di ànd àdduna di ñaanal yal na leen yàlla wéral mën na ne amiin ya rabbal alamin amiin ya rabbal alamin. yàlla wéral ba ñu dellu seen kër. amiin ya rabbal alamin. ñi nga xam ne ñoo fi dëddu yal na leen yàlla xare àjjana. amiin ñoom fekk ak ña leen fa fekk ci barke yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. ma delloo di ñaanal aussi suñu mbokk yi nga xam ni ñi ñaan ko yërmande noonu yërmande rek dawal ko ci. waaw nañ dolli yërmande te xam ni yàlla rek moo mën a tëj te ku mu tëj nga xam ne mën na tëj yàlla mooy tëj ci bàmmeel lay tëj. wallaay. nañu dimbale nit ñi. doxal ci maanaam yërmande. bàyyi nekk foo xam ni vraiment bu ñu ne dañuy protéger comme ni ma koy waxee contre cette maladie là ce n'est pas les entassés moo koy faj. waaw Njawar may nuyu ñëpp nag. ñu ngi lay fay soxna Rama. Nous sommes placés en 4e place. 4e place ci lan. pauvreté. ci pauvreté ndeysaan. xanaa sax moo xanaa Burkina Faso la ñu raw. xaw ma ku ñu raw ñun ka ñu raw dee na moom. Burkina Faso Tchad xanaa la ñuy raw de ak Guinée Bissau. waaw Guinée Bissau moo ñu raw. waaye Guinée Bissau kay mënuñoo raw nag. ñi ko wax ñoo ko wax. léeg-léeg. ak bind moo ci am. man daal Guinée Bissau ak Burkina Faso. xam naa ñoom laay ñeme daal. ñooñu yeme leen yomb na. keneen ku ma tudd nag dama lay tooñ dama laa yeb rek. ñooñu moom yeme leen yomb na waaye daal xam naa ni daal. li ciy problème mooy ñun dans l'Afrique ñun ñooy 34e place la ñu jël. kon xam nga ni jege nañu ndaare. wallaay jege nañ ko wallaay. waaw dama mel ni dama la war a bàyyee. kii Cheikh Niakhate. waaw démb def nga. lay wax aéroport. wallaay massa. bi ndaxte duñ la may lépp rek nga jël lépp nag bëgg a xaabaabal. déedéet yow émission bi sa émission la noo ko doxalee baax na. waaye laa dama bëgg rek nga wax ci xam naa di parce que voilà yow da nga ànd ak daal man dama àndal du may wax ci Cheikh Niass dafay mel ni maa ko bujji te ma yaayam laa. c'est normal wallaay da ngay yaay rek soxna Rama da ngay yaay bàyyi ma nuyoo ba pare bala may def erreur comme démb maa ngi nuyu sénégalais yëpp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi. maa ngi lay wax jàbb loxo di la wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di la ñaanal jàmm di ko ñaanal sa njaboot di ñaan yàlla ñu musal. miin yaa rabbi yàlla ci seytaane. miin yàlla ñu sunu borom musal ci musiba ak balaa yi këpp sunu kaw. laay gàtt fan ak déggu ñaaw ñi nga xamante ne gënuñu benn peuple waaye yàlla teral ñu ak ay nit ñu baax.
yàlla teral ñu ay nit ñoo xamante ne ni ñi ci gën a siiw rek la ñuy tudd waaye am na ci ñoo xam ne siiwuñu te duñu leen tudd wallaahi ñu bari lool li ci Sénégal yore daanaka da koy concurrence ak dëkk yu mag yi dëkku mag yu l'islam yi dañ koy concurrence ak ñoom rek dëkk yi nga xam ne saaba yi fu ne lañ doon jóge ay Palestine ay Irak ay Iran ay Liban ak ay Arabie Saoudite ay Yemen fu ci nekk ñu jor fa ay kàngam ci l'islam ñoo xamante ne kenn xamul seen maqaama fi mu toll yàlla may ñu ne ñu nit ñu am ci ñu demee noonu l'islam bëri na lu baax waaye ñun tamit ak ñoo bëri gaa yu baax yàlla na nu yàlla ci seeni barke min ya rabbi yàlla suturaal ñu musul ñu ci musiba ak balaa ak deegu ñaaw musul ñu ci seytaane yi di ñuy jaxase yàlla na sénégalais yi di gën a bëggante di defante priorité jërëjëf yàlla na sénégalais di maanaam seetlu sénégalais bi nekk ci wetam jox ko importance te sunu maam yi loolu lañ daan def de bu ñu rombee nit di nuyoog moom di laaj njaboot gi naka xale yi mbaa ñu ngi ci jàmm ba pour xam rek sa état d'âme fu mu toll te léegi loolu boo ko dee def fu mu toll ni gars yi ne daa bëri nuyoo waaw ñi wax waaw xam nga sax kenn mënatul sax xamal sa morom dara ndax ku la dimbali sax bu ëllëgee moom la lay jàppee pour mën kaa exploiter moo tax ku lay dimbali rek da ngay tiit su ngeen bokkee ndey ak baay sax mu dimbali la tiital ndax moom day former famille am jëkkëram wala mu am doomam kooku ñëw bëgg a dugg sa diggante ak moom naan li ngay defal sa rakk daa bari wala li ngay defal sa mag daa bari seen yoon ci ay xaste la ñuy mujjee ak ay xeebaate ay budu woon ak man nga torox loolu yàlla rek moo mën a torox ay jëkkër yu ñëw takk sëru ñenn jaxase leen ak ñoom jaxase leen ak yaay ji ak papa ji góor ñi dañ koy def jigéen tamit ñëw ci kër séparé góor ki ak famille am dañ koy def am na yàlla nañu yàlla musal ci loolu wallaay am na waaw yàlla nañ ci yàlla musal ci barke sunu mag yu baax yi nu yore amiin yaa rabbi yàlla Sénégal bari na ci lool moo tax maa ngi koy fàttali nit ñi bul bokk ci benn yoon rek bay xeb beneen yoon bi di nga xool di nga tooñ koo xamante ne dinañ summi sa tubay tapp sa ginnaaw gi ba mu xonk cur te ki ngay yaakaar du la atte ndax da ngaa tooñ koo xamante ne moom ak ñoom ñaar ñoo bokk ay cercle faaw ñu duma la ñàkk xam rek faaw ñu duma la yàlla na ci yàlla musal maa ngi ñaanal daal Sénégal di ñaanal sénégalais yi fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna ak lépp lu ñuy mën a yëngatu yàlla na leen ci sunu borom jàppale amiin yaa rabbi yàlla waaw te yàlla bu ñu defalee ay xéewal tamit yàlla bu mu sax ci sunu xol yi ndax ñu mën cee dimbali nit ñi ndax alal moom boo ci yoree lu bari ngay bëgg tem seytaane ruux la ngay bëgg muy gën a bëri soxna Rama démb dañoo def émission bu gàtt parce que il fallait que je quitte pour am quelques affaires yoo xam ne dama ko waroon a régler maa ngi siy jéggalu bu baax a baax ça arrive à tout le monde nga def une introduction très émotive bu doy waar ndax yaay nga muy ci mbirum Cheikh Niass def naa noonu la tudd wallaay noonu la tudd dee ci loxo police ginnaaw bañ ko arrêté ay version yu nekk nag génn na ci nag waaye boo gisee mbir xew li nga lépp loo gis mu xew soxna Rama même bu dee lu baax rek am na loo ci mën a jàngatee adduna bi lépp jàngat la dëgg la lépp mën nga cee jàng te lu dal sa morom rek mën na laa dal bien sûr mais ñun dañuy jàpp ne le malheur n'arrive qu'aux autres parce que bis bu nekk dañ lay tàgg keneen yow deelee goo wala deewuloo bis bu nekk ñu yónnee la ay fait divers yu doy waar nga dem ba yaakaar ne ñëpp lay dal waaye bis bu nee ba ne la xuus dal la wallaay bu fëggee sa buntu kër nga xam ne wallaay bu fëggee sa bëgg nga ne ayena bu fëggee sa buntu rek nga ne ayena wallaay waaye yàlla lépp loo xam ne daf ñu koy teg yàlla nañu doon lu ñu attan te yàlla nag lu mu ñuy teg rek day fekk ñu attan ko nag wax dëgg yàlla waaw yàlla lu ëpp ci li mu ñuy teg day fekk ñu attan ko mbirum waajooju nga xam ne ci ñun la jóge
bitim réew la nekk c'est-à-dire que soxna Rama dafa am benn gap bu rëy entre ñun ñi dëkk bitim réew ak ñi nekk Sénégal gis nga tukki boo ko dee def boo ci amul alal tamit di nga ci jëli xam-xam bu bari di nga ci làkk-làkk gu bees di nga rencontrer d'autres peuples xam seen émotion xam ni ñu mel ndax baax nañu ak bon nañu lan mooy seen taar yooyu yëpp da nga koy xam mooy différence wu ñi nga xamante ne dañoo nekk réew ma ñu ci ëpp ci ñoom tamit dañoo te mësuñoo tukki parce que nag ku mësul tukki mënut a bokk ku tukki mënuñu bokk ci wàllu xam-xam Sénégal dañuy wooye suñu bopp réew de la teranga ku ñëw rek ñu teral la waaw baax na loolu baax na de waaye léeg-léeg nga teral ab saay-saay léeg-léeg nga teral ak baadoola te baadoola mooy nit koo xamante ne da nga koy defal teranga te du la jéem a defal teranga mukk ci àddina te Sénégal loolu la nekkee dundu baadoola lay nekkee ak ñun ñi nga xam ne mooy nekk émigré damay jàll tuuti à droite rek bala may dellu ci sujet bi ana ñaata émigré yooyu nekk bitim réew lu minimum lu ñuy may seen mbokk yi mooy ay 100 euros ku leen woo ñaan leen ñoom sax waa Sénégal dañ koy wax moom boo ko ñaanee 50 000 la lay may wala 25 000 loolu mooy li gën a néew li mu lay may te yow mënuloo lijjanti benn socc guro nga raxas ko ba mu set enveloppé ko def ko ci enveloppe dem fay 250 wala 500 waa ji jot ko ndax mu am lu mu soccoo waaw loolu day baax na ci ay jamono dama daan wax ne Youssou Ndour du génne benn cassette wala benn CD ñu dem jënd ko 1000 francs dugal ko ci enveloppe fay 500 yónnee la ko te yow lu ne nga leen di defal sénégalais yi doon baadoola suñu mbokk yi doon ay baadoola duñu may kenn ku nekk bitim réew dara dañuy jël sax sa paasu taxi bu desee aéroport te yow suñu soxlaa di ngénte wala di takk nga may leen te yow boo amee doom bu juddoo bitim réew benn tissu bu ñuy jënd 1 mètre ñu ne la mètre ñaata la ñu ne la mètre 1500 la nga jënd benn 1 mètre wala 2 mètres ñawal doomam bi judd sax benn yére bu ndaw dugal ko ci benn enveloppe bu mag fay 1500 pour mu dem mu jox ko nga delloo ko nga xam ne kon le Sénégal n'est pas juste avec nous nos familles ne sont pas juste avec nous sunu famille ay baadoola lañu soxna Rama loolu kay wax naa ko ba tey sénégalais yi noonu la ñuy doxalee ak émigré yi léegi nag yow boo nekkee ci situation bu mel noonu boo demee réew ma tamit lu la fa dal na nga ko sóoraale parce que say propre famille bu ñu lay def loolu masama ku la xamul boo nekkee réew ma kenn nobu la soo demee France wala nga dem États-Unis ñëpp bëgg laa nopp koo doon doxaan doomam du la faale boo demee bitim réew koo doon doxaan moom mooy daw say ginnaaw moo tax des fois les émigrés font une revanche sur l'histoire des fois dama leen di dal ci loolu nit mën na laa def lu bon sax nga bañ a def revanche mais am na ci ay ñoom njaayeen yi ma ci xam ñoo xamante ne revanche rek la ñuy def seen ñaawaay yeeg kenn faalewu leen ñàkk xorom ñàkk galanterie waaye bu ñu demee tukki France rek ñëw rek commencé jeeg bi nga xamante ne moom lañ doon rêvé te mënuñu ko am moom la ñuy commencé doxaan këpp fa xaalis mais du dara lu dul une revanche sur l'histoire te loolu jaru ko donc nit ñi bu ñu buggee amaat considération ci réew mi dafa am préalable man samay wax toujours ci tàmbali bi la li ñu war a jaar pour yegg booy defar étage da ngay def fondement bu dëgër pour étage bi mu mën a supporter étage bi li ñu war a njëkk a xeex mooy exiger sunu famille yi respecté nañu bu ñu fexewul ba sunu famille yi respecté wuñu kenn duñu respecté ndax ñun li tax ñu ñuy respecté yépp mooy ñaata xaalis la ñu yore xaalis kay moom nag duñ ko ba duñ ko ba de loolu rek donc da ngay bëgg yow sa propre famille ñu gis ne yow nit nga au-delà de France nga dëkk wala États-Unis kay nekk yow ñoo bokk góom de ku la may koo may sax boo toogee lu yàgg mayu la dara woo ko kaasal xulóowal man damay xulóo de
moo tax léegi maa fi ëpp yëre olof bu ma waxee ñoom da nga ñaaw laaj ma ne leen maa tey yéen a ma gën a ñaaw làmmiñ yéen ñi nga xam ne lu ne lañ leen di defal te du ngeen delloo. yenn saa yi kay il faut nga fippu nag. waaw da ngay fippu. faal torop. duñu xam say doom faale wuñu say jabar waaye léegi dañuy may sama jabar ay yëre yu rafet di may samay doom ay yëre yu rafet. waaw da ngay xulo. ah doonaa la. kuy jaay baadoo la rek da nga koy wax ne baadoo la moom dañ koy sang. maquillage ko muy doog a nekk nit boo ko deful taati neen la nar a def génn ci mbooloo bi gars yi di ko gis. doy na waar. sunu fexewulee ba sunu famille yi jox ñu considération kenn duñu respecté. wallaay. waaye ñu lay signe rek parce que te yow démb kenn daawul signe nga xam ne fa nga nekk tax. ñëpp jëli nañ leen dem Modou jëli nañ leen. boo dellu see mënatoo doon dara kenn du la faale. mukk ci àddina soo ñibbisee Sénégal dem ba commencé ba sa xaalis commencé jeex ñu commencé la laaj kañ ngay ñibbi. ka jeex na tàkk ndax li la différencé ak ñeneen ñi fa dëkk. mooy yoratoo loo joxe. la kañ ngay ñibbi. léegi nag loolu mooy répercussion bi nga xamante ne mooy génn fépp ba yegg ci police yi. allahu akbar. ba yegg ci police yi xam nga li dal waajooju lu metti la. soxna Rama dem ba bitim réew mënoon faa toog. man de plus de 20 ans maa ngi ko dëkk bitim réew ñaar yoon rek laa dem Sénégal ndeysaan ñaar. am na ñoo xamante ne ils sont aussi patriotes chaque année ñu dem Sénégal lu ñu am xalaat Sénégal suñu amee xaalis extra sax xalaat jënd oto bàyyi ko Sénégal. wala tabax kër bàyyi seen rakk yi wala seen mag yi ñu koy enjoy. wallaay ndeysaan. xam nga ne ñooñu kenn gënu leen patriote màggal Touba jot ñu mënoon a toog biir France ne dañuy màggal. wallaay ñu ne dañuy dem Touba màggali ji. Touba fu ne la ne. ñu dem ñu boom leen ndax tàng xol soxna Rama. gars yi dañoo tàng xol dama doon seetaan benn vidéo Youssou Ndour mu ne gars yi biñ koy saaga ndey ak ñoom seen mu ne nit koo xamante ne da ngay nekk ci internet bi di saaga ndey nit ñi nee na kenn defu la dara yow li ngay dund moo la neexul. wax na dëgg. Youssou Ndour nag géwél la daa mën a tontu te parolier la. na dëgg de. waaw nee na leen yow li ngay dund moo leen neexul te wax na dëgg am na ñu bëri ci ñun ñu nekk fi li ñu dund neexuñu man de li may dund neexuma man. ndax man li ma am bitim réew dama ko bëggoon am Sénégal man Sénégal laa ko bëggoon amee ndax ma enjoy ko bu baax ak samay mbokk. wallaahi neexuma léeg-léeg ma yore loo xam ne bëgg naa ko jox samay mbokk te daar la. fii la ñu waroon nekk sama wet ma koy bokk ak ñoom. wallaahi ndeysaan. nga lekk toggal la lekk bu neex nga yéene leen ko wala nga dugg ci restaurant bu toj yéene leen ko. wallaahi loolu wala nga dawal oto bu rafet yéene leen ko. ànd pour ànd ko ak ñoom ñu lay wéttali. man moom en tambalant ak man waaw en commençant par moi. Youssou Ndour lu muy wax dëgg la dafa bëri ci ñun ñoo xamante ne dañu am frustration. mais gis nga soxna Rama frustration boobu Sénégal nag la fekk baax fa la ëppee. ces policiers là dans les rues tu penses qu'ils sont contents? non ils sont pas contents ils ont un salaire misérable. wallaahi. fay ñu leen de. un salaire misérable ñu leen di teg ci naaj bi suba ak ngoon di leen fay ay salaire yu doy waar ils sont obligés pour vivre une vie décente. dañuy obligé léegi di dóor gaa yi marto pour ñu am lu ñu yóbbu ñooñu bu ñu ñëwee dajeeg benn nit boo xamante ne dafa jugeeg bitim réew loo leen tontu ñu defe ne loo leen tontu du ñu gis sénégalais dañu naan kii li mu nekk bitim réew moo tax mu may tontoo nii. jërëjëf loolu la ñuy xalaat loolu la ñuy gis waaw ku la ñaan sax nga nekk boo nekkee émigré ku la ñaan sax munul gëm ne des fois munuloo ko am. duñ ko gëm. waaw boo leen gàntoo sax dañuy defe ne munuloo ko am te kooku mu ngi sóoraale aussi ne bis bu demee ba amatul war a dellu si réewam nga ne ko boo defoon ni say morom doo ñàkk. jërëjëf te xamuñu nit ñi lu ñuy dund ay nit ñu ngi cagatuloo seen doom yu jigéen di defloo góor jigéen seen doom lu génn ndax ñu mën a relier les deux bouts am lu ñu leen mën a yónnee seen njaboot te dara tegul leen ko lu dul bëgg a satisfaire ay nit ba ñu mer. ñaan ci yàlla musal. nit ñi il faut ñu réfléchir que ne yàlla mooy maye
soxna Rama yàlla day fekk ay ñaari nit ñu bokk ndey ak baay mu yëkkati kenn ki ba ci kaw wàcce keneen ki ba ci kaw te kenn du ci mun dara ki ci kaw bu bëggee yëkkati ki ci suuf sax day ànd ak moom daanu ndax yàlla moo ko bëggee noonu parce que dane moom mooy dogal li ko neex wallaahi I don't have yàlla mooy maye am na ay nit ñoo xam ne condition yi ñu nekk mënuñu ci dara suñu borom moo ko bind su ko suñu borom bindee mënuloo ci tus dañuy sabablu rek di topp yàlla li mu ñu wax soo amee alal del génne asaka di seet ñi koy yelloo nga jox leen ko te nga tàmbali ko ci sa ay mbokk soo dee saraxe seetal say mbokk yi ko gën a jege te mën a yelloo sarax nga tàmbalee ci ñoom loolu moo tax yàlla boole ñu doon ay mbokk de mais boo bëggee yaa baax mère yoo xamante ne ay famille yoo xam ne mosuñu laa faale nga yàgg a rêvé dugg ci ñoom tax nga nekk bitim réew ba yow loo am di leen ko defal pour que ñoom ñu ne la waaw góor wala boole leen ci ñoom tu es un complexé wallaay la gars yi tëj leen micro yi am na kuy yëngal ay affaire de léegi nag nanu góorgóorlu ñun émigré yi fonk suñu bopp ñu ngi jooy rek bu ñu demee réew ma suñu famille yi dóor ñu daanu bu ñu demee génnee ci policiers yi andil ñu ay problème démb wax naa li nga xam ne ñoom moom loolu la ñu wax ne loolu mooy causé de hyperglycémie la ñu wax waa ji xamuñu ne yow policier di nga ko saaga ndey tey boo liiree histoire bi dama ciy revenir rapidement rek gis nga boo liiree li ñu génn ci presse bi ne lii c'est la vraie histoire nag waaw si histoire Cheikh Niass bi nag léegi ni voici la vraie histoire lii moo xew presse bee ko bind de ñu ne waa ji bi muy dawal oto bi amul permis amul carte grise léegi nag mu ngi ànd ak doomam policier bi arrêté ko yorul assurance yorul dara mu ne dafa fàtte affaire bi ca këram policier bi xam ne kon kii amul droit kon dawal oto bi parce que amul assurance léegi te loi bi def ne boo nekkee ci circonstance yooyu c'est l'immobilisation mooy oto bi waratul daw dañ ko war a téye dañ ko war a fourrière parce que boo gaañee nit amul assurance bu koy dawal léegi nee na après ñoom d'après presse bi lu ñu bind Cheikh dafa énervé léegi bi mu énervé comme que waa ji moo yore këyitam maanaam moo yore permis damaa juum sànq waxuñu permis dane yorul dañ koo interpellé parce que yorul carte grise yorul assurance waa ji jël permis xaw ma nag ban genre permis la léegi nag moom le fait que mu confisquer permis mu commencé di filmer policier bi mais nee nañ ci biir film bi da doon yore un commentaire bu doy waar arrogant nee nañu même doomam bi mu àndaloon d'accord na ne papaam da doon vraiment professer ay injures à l'égard du policier di wax ay wax yu ñaaw maanaam di manquer de respect ci la kooku nag décidé na comme que man dañ may saaga dama koy yóbbu commissaire d'après presse bi li mu bind léegi li xew foofu mooy naka la ñuy saagaa benn policier mu jël la yóbbu la commissaire ñu naan il a été bien traité ama loolu amul sens policier boo saaga mu yóbbu la ca brigade ba xam naa man de li may yaakaar booy ñëw ñu lay dóor pes connaissant les policiers comment ils fonctionnent booy ñëw ñu lay dóor pes booy ñëw ñu lay dóor ay coup de pied booy ñëw ñu lay blon ci biir ñu soxla ci biir waaw man loolu laa gëm ne loolu la policier sénégalais di def ndax dóore rek la ñuy def policier moom mën a dóore rek léegi nag ñoom nee nañ ci kii bi ñu ne au commissariat le gars est arrivé à 13h dégg nga Cheikh Niass a été bien traité il aurait même été traité mieux que quiconque xam nga loolu amul sens ku saaga policier manque ko respect ñu yóbbu ko ñu ne la il a été même mieux traité que quiconque xam nga loolu nag ay fen la xam nga tamit dañoo yore presse boo xamante ne xam nga ñoom ak police dañuy defalante ay faveur parce que am na ay dossiers yoo xamante ne ci loxo justice bi lay nekk journaliste bi yore procès verbal bi di étaler ko ci journalam
ci loo xamante ne ay documents yu doy waar ñu lay wax fan la fuité gis ngeen ko ci kaawu Ousmane Sonko bi rek ak Adji Sarr ak yeneen cas léegi nag ñoom presse bi loolu la ñu bind nee nañu sax dem na ba benn moment un policier abal ko téléphone pour que mu woo jabaram bi nga xam ne Europe la nekk pour mën a discuter ak moom nee nañu aussi d'ailleurs ses parents bi ñu ñëwee di ko xool tranquillement la ñu discuter ak moom amul benn problème ci grille yi des informations parce que boo dee bind texte bu mel nii nga ne lii mooy la vraie histoire da ngay dem seeti tamit famille yu waa ji ñu corroborer ko nga woo jabaram bi nekk France comme que yow dem ngeen ba abal téléphone muy woote France da ngay woote France pour corroborer ko bu ko defee parce que journaliste loolu lay def da ngay cueillir l'information la traiter avant de la divulguer. voilà loolu mooy journalisme de loolu rek la de wuti information traiter information nag lu nekk mu ngi ci biir la véracité de l'information liggéey boobu ci la bokk. bañ cee am parloo liggéey boobu ci la bokk yow li nga xamante ne boo nekkoon de l'autre côté l'information bi nga bëggoon am sur un dossier lan la des fois da ngay séparer wu sa bopp ak texte bi ak la réalité pour mën a xam man su ma nekkoon fee lii laa bëggoon ñu jox ma comme information léegi nag loolu ngay génne mais boo demee ba génne benn côté rek mooy biaisé na mooy am na yaa ngi parloo journaliste du def noolu soo demee bay wax ne abal na jabaram rek wootel vérifier ndax loolu dëgg la parce que lii nii luñ la nettali la est-ce que yaa fa nekkoon pour gis bi agent bi di abal téléphone waa ji muy woo jabaram dañ la ko nettali est-ce que mën ngaa dem vérifier ji loolu vérifier ji ko dañu am crédit yu mat est-ce que doomam fekk na biñ koy saaga demal vérifier ji ko voilà est-ce que yaayam ak papaam bi mu ñëwee gis nañ waa ji ci grille bi demal vérifier ji ko nga boole loolu yëpp nga ne d'ailleurs wax naa ak yaayam ak papaam lii la ñu ma wax doomam nee na lii la ñu ma wax woo naa jabaram France confirmé na leen li moom facilement waxtaan na ak waa ji ci beneen numéro boo xam ne du numéro waa ji ñu ne kii c'est un bon journaliste mais dañu bind ay articles yoo xam ne non signé da nga koy lire rek xam ne lii dicté la dicté waaw léegi nag li nga xam ne moo jara jàpp ci mbir mi mooy ku ñu jiiñ ne la daa saaga nday policier manqué ko respect saaga ko xas ko ñu yóbbu ko commissariat léegi nag kooku moom te xoolal aurait la bind de il aurait même été traité mieux que quiconque xam nga ay waxu fen la booy wax yow loo xam ne da nga ne c'est la vraie histoire doo indi conditionnel dañ waxante dëgg waay li mooy li nga xam ne dañ la ko nettali li ngay wax sax wóoru la mooy mën na nekk si ou non fen rek fen soxna Rama fen soo liiree texte journaliste yi rek te nga dégg tubaab tuuti rek da ngay xam ne du ñu bind sax lu leen leer pourquoi ngay titrer affaire bi ne la vraie histoire ba pare ngay utiliser rek ay conditionnel te defuloo beneen contre expertise pour mën a xam est-ce que man lii ñu ma wax dëgg la tey àddina léegi mu ne ci article bi Cheikh ci saasi lañu ko déféré ndax defu fa sax 24 heures même bu fekkee ne fa la passé la nuit tàngaay bi da koo sonal goo xamante ne beneen policier moo jël sax benn wantaay uppukaay ne ko comme que tàngaay baa ngi lay sonal xaaral ma abal la wantaay bi nga uppu nee na Cheikh dem na bay def ay foo ne leen man de bu ma génnee fii yéen dinaa leen monteel naka lañ koy waxee AC mooy luy féexal kii bi climatiseur dinaa leen defar climatiseur léegi nag bi ñu joxee procureur bi information yi mu xam ne lii moom li waa ji def policier bi du yoon léegi mu ne nañu ko déféré nee na lii de moo fa xew nee na lii moo fa xew leneen xew fa léegi nag ñu ñëw ne la ay taux d'hyperglycémie loolu ku diabète moo koy am ku diabète moo koy am soxna Rama parce que ki diabète xam nga sax li ëpp ci li koy rey mooy suukar bu manqué ci accident nag laay wax ku diabète li ëpp li koy rey mooy suukar bu manqué da lay rey ci saasi suukar bu ëpp moo gën a neex a faj que suukar bu manqué
suukar bu manqué da ngay jékki-jékki lox rek am crise rek dee. Hyperglycémie dafay am yeneen conséquences yu muy posé day yàq sa rein yi yàq sa vision yi créer la ay pression artérielle yooyu la hyperglycémie di créer. sunu yaram dafa am ay substances yoo xamante ne moom la ñuy wax insuline moom la sa organe bi di release pour que mu neutraliser le taux de sucre mu génn sa yaram nga saw ko wala ngay entraînement muy nekk ay ñaq ay effort ngay lakk énergie yàlla dimbali la sa sucre bi ñu koy consommer comme carburant la mel ci ñun. mais waajoo xamante ne amul diabète ñu jekki-jekki ne la loola lan ngay yaakaar ne moo ko rey man de sama jàngat loolu la de dóor ko ci faar yi rek affaire ba doxatul suukar bi yokk te est-ce que loolu moo ko rey bu ñu demee tey ba nit dee ñu ñëw ne la hyperglycémie moo am kay loolu defal autopsie nga xam la réalité de ce qui l'a tué la réalité la vraie cause de sa mort boo demee ba nit ñu ne la dee na nga génne def laboratoire génne ne hyperglycémie la kon kay yow une analyse partielle nga def lan moo la tere donc nga def autopsie pour savoir la vraie cause de sa mort soxna Rama lii ay affaire fen la wax naa leen ko ñun dañoo am ñoo xamante ne ay criminel lañu ay raykatu nit lañu te saa yu ñu xëyee créature maam yàlla yi ñu ngi seet lu bon lu ñuy def ci ñoom gëmuñu ne bu ëllëgee dinañ jàkkaarloog sunu borom da ngay def lu bon ba pare di seet avec les moyens du bord naka nga koy naaysalee ba daw dara du la ci fekk ñu nekk ci caserne yi di continuer di rey nit ñi di continuer di gaañ nit ñi di continuer di lor nit ñi loolu ku gëm yàlla du ko def da ngay jiital toujours sa aqlaay taala yàlla bañul ñuy juger sunu compatriote mais fexeel ba sa maximum nga juger normal bul juger nit parce que da nga ko bañ wala sa ennemi la wala parce que da nga yaakaar ne sa inférieur la parce que police bi li ci ëpp autorité yu bëri yu ñu yore la ñu xeebee koo xamante ne du policier les civils noonu la leen gendarme yi xeebee gendarme yi noonu la ñu xeebee policiers yi les militaires là noonu la ñu xeebee parce que ñoom duñu ay militaire demuñu armée donc dañ leen a yéen ay civil ngeen rek ay civil yu ñu jàngal ñu tàng xol am ñoo xam ne duñu lekk ba suur am ay problème di gis li suñu politiciens yi di def mu naqari seen xol ñu bëgg koo jiiñ koo xamante ne ñoo ko ëpp doole xam nga loolu psychologie daf koy jàngale sax ay la projection dem ba sa patron sonal la si kër gi nga ñëw sa kër soppi ko sa jabar wala sa ay doom di leen dóor pour génne mer bi nga xam ne ci bureau bi nga ko jëlee ñoom policiers yi ñi ci ëpp noonu la ñuy def par ailleurs soxna Rama wala ma ne cependant parce que damay fu mu toll nii contribution laay def gis nga ñun émigré yi nañu yeewu tamit tuuti ñu xam ne dëkk yi ñuy dëkk ñoo gën a saay-saay fuuf ci ñun waaye fii ak ñun ñu ngi ñuy soxla ñu leen di liggéeyal amul benn problème soxna Rama doo am ak ñoom benn problème déedéet d'accord bis bu demee ba situation arrangé wu leen rek ci lañ lay seet naka lañ lay faagaagalee ñoom noonu la ñuy def mais le peu de liberté bi ñu ñuy may bu ñu yaakaar ne bu ñu demee suñu réew yi dañ koy foqati nous vivons dans une communauté non moderne communauté yu traditionnelle la ñu yore ba léegi ay fonctionnement archaïque la ñuy doxee ba léegi boo demee xool Sénégal ni muy doxee da ngay xam ne ce n'est pas bien structuré dañuy waxante dëgg rek te xeebuma Sénégal nag par rapport c'est pas bien structuré par rapport au pays où nous vivons le Sénégal est moins structuré et le Sénégal marche d'une manière archaïque dëkk boo xam ne da ngay dem ba ne diwliñ lii lay jar wàññi naa ko ngay am problème pour que nit ñi respecté ko nga xam ne problème de citoyenneté am na
dëkk bu ñu demee ba nga xamante ne nit ñi seen profit rek la ñuy seet wàññi nañu ceeb nga ne du ma ko wàññi ndax damay écouler li ma yore woon te yow bu ñu ko yokkee à la minute nga koy yokk kooku profit am rek lay seet il faut que gouvernement bi génne ay moyens yu metti jàpp ay plus de 6000 boutiquiers. jàpp nañ ci ñu bari nag. jàpp ci maanaam ay commerçants yu dul jeex xeex ak ñoom arrêté leen pour que ñoom ñu mën a respecter loolu booy dëkk ci réew mu demee noonu da ngay xam sa bopp. Cheikh Niass yàlla na ko yàlla xare àjjana mais dama lay wax benn affaire. émigré yi nañu moytu bu ñu demee réew ma ñoom it di xool waa réew ma bëtu xeeb. wala bëtu autoritaire. defe ne policier bii nga jàkkaarloo da nga ko war di jox wax ay insanité nañ waxante dëgg. li ngay def France. policier bi ragal laa laal c'est parce que caméra yi ñoo fa nekk ak téléphone yi. xamul kan moo koy filmer ndax am na ñoo xamante ne ci tubaab yi ay raykatu niga la ñu woon ay raykatu nit ku ñuul ay raykatu étranger la ñu woon ay indil problème étranger moom la ñuy def du matin au soir waaye léegi lu tax defuñu ko c'est parce que c'est pas parce que dañoo ragal yàlla c'est parce que léegi dañ leen di jàppee ci nu ne lañ leen di jàppee dañ leen di enregistrer léegi dem nañ ba wecc enregistré dañuy monter ay caméra ci biir oto yi. man sama oto boo ci duggee fu mu toll nii maa ngi lay filmer man ku dugg sama oto rek maa ngi lay filmer. te da nga koy gis nii kat da nga koy gis nii nga xam ne fii moom lii boo ko fi defee lu fi xew yaa ko xam. sama kër boo fa duggee it même chose coin boo dugg ñu ngi lay filmer ba mu des ci néeg yi. waaw da ngay fagaru. ci jamono jooju la ñu toll. léegi nag ñoom loolu moo tax ñoom ñu respecté yow nag bu policier demee ba di la bàyyi nga koy filmer en France wala di ko filmer aux États-Unis waxul dara c'est parce que loi bi may na la ko. mais nag li la loi bi may bitim réew mën na la koo xañ Sénégal. ni ñu la war a protéger États-Unis wala France Sénégal du la protéger noonu boo jëlee sa téléphone di filmer benn policier mën na xam sax xamul loi bi parce que policiers yi ngay gis nii tamit ñi si jàng seen jàng soriwul ah. ñoom école dóore rek la ñu jàng dóore daal xam nañu ko. tu me manques de respect je vais te corriger poñe la mënuñu sax takkal nit mënot dañ lay gaañ. dañ lay gaañ léegi nag ñooñu boo fa dee dem da nga war a ànd ak yar ak teggin. moo tax man nañu wax daani. am na ñu bëri ñoo xamante ne ñu ngi dem Sénégal policier di leen arrêté mais du ñu jub ak ñoom ah sëñ bi waaw mais yow monsieur yow amuloo carte ana sa carte grise xam nga ne oto bi amul carte grise ah waaye sëñ bi baal ma de oto bi de maa ngi koy doog a indi jële woon ko France di ko dawal. wallaay doon dem seeti sama benn umpaañ fii rek waxal fa nga jëm ana assurance waaye jënduguma assurance de dama bëggoon a wut assurance mais joxal ay lay policier bi nit la. mais 1000 francs bi nga koy jox 10 ñaata la 2000 euros 2 euros ah. wala 10 000 bi nga koy jox 15 euros 18 euros lan la lay jariñ njëgu café la rek ak benn croissant moom la lay laaj nga dem. du la fourrière ndax loolu du la fourrière sénégalais na xoolal ñoo gën a soxor mais aka ñoo neex a waxal. soxna Rama sénégalais neex naa waxal de. boo xamee wax. soo xamee nu nuy waxee nag. sénégalais xanaa xamoo loolu moo tax sax ñu am problème implémenté dégg nga li nga xam ne mooy les règles de droit mais négociation sénégalais bi moo ko waral Sénégal dara amul prix. dara amul prix. lépp marchandage la da ngay dugg ci quincaillerie bi boo nandee mu jaay la benn pont 250 soo nandulee boo ñëwee mu ne la benn pont 1000 francs lay jar. te bu la yërëmee may la ko jox ko addiye sëñ bi sénégalais dafa neex a waxal. il faut que émigré yi nañu soppiwaat suñuy doxin bu ñu demee Sénégal nañu respectueux. bàyyi daaji nañu respectueux de policier sénégalais bi du dof de
te c'est un Sénégalais comme toi il a les mêmes émotions que toi ku la woo koo doon waxal léegi mu manqué le respect soo amoon faveur bu la loi bi may pour nga def ko du la ko may te mën na la ko may mais du la ko may alors que boo waxee ak moom mën na la may faveur boobu lan moo waral nit ñi di dem ci banque kenn xam kenn ñu fekk ko ci rang bi jaarale ko ci beneen buntu dugal ko ci banque bi servir ko mu génn rombaat la foofu nga taxaw ay xame ay xame ak ay négociation ay waxtaan da ngay dem fekk nit di waaj a tëj nga ne ko waay sëñ bi boo tëjee musiba xew ay waay dimbali ma soxna sang may xaar de yow kon tey sama guddi du neex dimbali ma waay xoola mu reetaan ubbi dugal la day reetaan di reede nga ñëw dugg bekk fekk benn njaayeen mu takk barsi ñu bind ci Ablaye Njaay nga tooñ ko bala nga fay jóge am li nga bëgg wala mu may la paas njawar daal bàyyi ba njaayeen nii nag ba njaayeen non dama la bëgg a wax rek ne xoolal relation cousinage bi ñuy def nii rek di ko foowantee rek lu ne nit mën na ko cee am mais des fois tamit nit dañuy ñëw ak ay autorité jóge France surtout ñu jóge France ñi États-Unis bañee waa France yi noonu laa leen contrer ñoom it moo tax ñoom rek laay jël exemple mbokk yi daal da ñuy tooñ daal waa France yi dañoo rëy làmmiñ quoi dañuy dem France bërki démb rek commencé en 2 jours naka nga fi mën a waxee noonu man de maa ngi 31 ans man boo fi defee mel ne soxna Rama sax nga ne waaw ay ñoom Ahmadou Diop nga xam ne te 1900 combe la ñu demoon olof yu leer naññ la ñuy wax Ahmadou Diop kay dama fi sol ay costume rek commencé di defe ne sénégalais ay dof lañu na gaa yi wàññi seen aal te ñu resté sénégalais lu soxna Rama loolu gis nga boo liiree article bii lépp du ay fen nag am na ci nag ay fen manigance boo xamante ne benn côté la féete wax naa ci li ma ciy wax waaye ñi ma war a waxal tamit xam nañu seen bopp nañu ci wax mais am na beneen article bu ñuy wax sur le contraire de ce que ngay wax nii man moo ma jaaxal jawar moom laa lay wax ay faralante rek sama Sénégal moom Youssou Ndour a dàq way Wally Seck Wally ko mën voilà waaye ñoom ñëpp Souleymane Faye du seen morom boo xamoon Moussa Ngom kooku artiste la woon mais Omar Pène nag moom du kii Ismaïla Lô da nga ko fàtte wayu Baaba Maal moo nekkoon Hollywood bool barki de man dégg naa ne autopsie nañ ko mais dégg naa il paraît que mu ne nañu autopsie wuñ ko ba léegi mu ngi noonu fake news bi moo bëri ku nekk da ngay defar sa bopp moo ne la sénégalais par loolu mën soxna si ñoom nag baaxuñu li ñuy def nag nañu wax dëgg nag quand même na nit ñi protéger seen bopp en usant de la bonne communication protéger leen seen bopp bàyyi leen yaawu bi aussi bu ngeen demee réew ma bu leen exposer seen bopp wax kay loolu moom jamais génn ak yooyu bàyyi leen exposer seen bopp boo demee réew ma solal dàll soxna Rama nganduma la damaa dem Sénégal 2013 xam man olofu kaw-kaw laa man kaw-kaw laa Dakar laa juddoo mais je me considère comme un kaw-kaw am ñoo xam ne dañuy dem da mais Njawar est-ce que sa olof bi ngay làkk dafa yàgg mais est-ce que yow grand yow réellement États-Unis nga jóge sax xoole ma lii xamul rek parce que soluma li may sol fii dinaa ko sol Sénégal du ma ko def li may dawal fii dinaa ko dawal Sénégal ma lànk démb rek laa ko def man kay damay indi sama yére kay may leen yéen ngeen di nice man ma normal tiset bu weex képp bu weex laay sol yor sama butéelu ndox jeex na tàkk kenn du énervé na gaa yi wàññi seen daar yi nañu wàññi ndànk-ndànk nañu respecté sénégalais yi nañu xam ne fa la ñu jugee woon li ñu dëkk bitim réew rek moo tax ñu commencé ñu ràññee te li différencé ñaari dëkk yi mooy le plan économique facilité bi fële fii boo amulee xaalis sax ñu jox la ay bon nga jënd loo lekk loo naan gaa yi commencé ponkal jeex na nga denc quelque xaalis waaw nga dem 12 Dakar kat ci waaw lii daal mooy li nga xamante ne bëggoon naa ko nuyoo dem naa Sidi bu yow woo na ma ci téléphone bi ñu ko déglu Ilimane salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam sëñ Jawar na nga def waaye maa ngi sant yàlla rek mer rek li ñu def sama waa ji quoi moo ma naqari quoi te doo xam dëgg la la kii de kër gi maa ngi nuyu soxna Rama waaw di ko nu mu def naka yaram bi yàlla ko du boppam amiin yaar bi yàlla na mu sawal di leen ndokkeel tamit ci màggal bi ñuy jógee jërëjëf yaar bi démb moom da nga kàgg affaire yi quoi démb moom da nga factoriser affaire yi waaw démb dama ko factoriser
mais noonu la liñ naan jàng moo gis day am àllarba quoi. wallaay àllarba la woon. ouais bon dégg naa li nga wax parce que pratiquement moom wax dëgg yàlla sujet bi li si nit bëggoon wax yëpp pratiquement yow wax nga lépp ah. waaw yow mën nga ci wax leneen de yow xam naa ne mën nga ci. waaw non man xam nga man surtout bon suñu côté ñun immigré yi effectivement dañu simple dara ku si dem Sénégal rek da ngay foog ni fii si kaw asamaan nga jógee. tu vois ba nga xam ne da ngay jéem a wut surtout nag yaa ngi yàkkamti di ko wane si autorité yi. soo si amee kenn benn affaire rek bëgg a wan nit ñi yow mi nekkoo fi dundoo fi te ñoom loolu frégewu leen. tu vois da ngay gën a yokkal sa bopp ay problème. problème yi kese nit ñi nañu maslaha ak autorité yi nekk foofu. c'est vrai su la nit ki nag tooñ bu leer. am na noo koy mën a gérer ñoo xam ne fekk tamit yow doo exposer sa bopp comme tu dis ah. gars yi dañuy exposé seen bopp de et puis tamit te xam nga ñoom ñoo la gën a maîtriser loi yi gën la xam kii. dañu lay tendre pièce nga dugg ci. luñ la tooñoon yëpp yow mu dal wadd sa kaw. xam nga déjà ñoom suñ la bëggee indi tooñ da ngay indi. man kii am na si benn année ba kii daaw géej la may dem Dakar ñu ngi egg ay 3 heures du matin côté Goulumbo. pour te dire que gendarme bi dafa ñëw. chauffeur bi di kii mu ne chauffeur bi dafa jaar si kaw tànkam quoi te moom mi ngi taw arrêté ay camion. ma ne ko xoolal rek moom it. franchement kii jaarul sa tànk de mën na témoin. loolu mooy tey nga dem commissariat. waaw xoolal. taalil baa bon mu laaj papier yëpp chauffeur bi jox ko. xam nga lan la ñu laaj. ay triangle la kii kenn xam décision ma ne ko nag sëñ bi. vraiment buñ cherché ma ne ko y a pas de souci dinañ génn suñu bagage ma ne gis nga oto bi mu feesee te ñuy daw guddi gi yëpp yow xam nga bu baax daaka lañ jëm. wallaay su fekkoon ñuy dem Tivaouane la wala Touba doo ko def. mais amul problème. léegi chef am dégg rek suñu wax chef bi ñëw ne ko delloo ñu seen papier nga bàyyi leen. wallaay c'est que des fois dañ ñoo xam ne muusuñu. dëgg la. tu vois léegi yow tamit nag soo mel ni moom tamit. oui. affaire bi am na tamit chef am da ngay protéger. dëgg la. mais su fekkee comme que chef bi dégg na conversation xam ni ñii waxu nit lañ ko wax. wallaay. moom tamit mu def profil bas et puis bon voilà quoi. oui. mais loolu sans pas di ko tamit nag ñoom policiers yi nañ def tamit ñu yoon. gis nga waa ji li ko dal man dal na ma si police Guédiawaye yi. ku xam police Guédiawaye station Total bi nekk foofu. te boobu benn policier bu jigéen moom arrêté. même séquence. ma ne ko vraiment man damay ñibbi suba pour di delluwaat te daa am lu may ay yóbbante yi may dem di jëli. tu vois mënu ma fi bàyyi oto bi di dem. ndaw si jël kii bi comme que soriwul police mu jël affaire bi papier yi. si dem yóbbu ko si commissariat bi. man ma dem foofu si commissariat bi waa ji ma ne ko léegi mu wax ak ñenn ñi ba pare ma ñëw ma ne ko léegi wax ma ñaata laay fay. mu ne ma 12000 ma ne ko amul problème. Njawar mënoon naa fa nekk di laaj waa ji naan ko su reçu wala demee noonu. dëgg la. boo laajtee reçu waaru de. mooy que ñu jox mu delloo papier joxuma reçu. jeex na tàkk nga dem sa yoon moom ak yàlla la. loolu la. sa vie moo gën a précieuse. c'est ça parce que li may dox yi moo ëpp solo ma nekk moom di fa créer spectacle. wallaay. te mënoon naa ñëw ne ko jox ma reçu. te su boobaa xam naa ne day braqué wu. oui. dina fa indi ay problème yoo xam ne jaru ko. ëllëg keneen dina ko yàq. c'est aussi simple que ça te koo xam ne si dëkk bi lay nekk et puis le problème est réglé. yow yaa ngi ni mooy de 24 heures nga ñibbi nga bëgg di indi sa bopp ay kii. te li may faral di wax tamit étranger yi suñu nekkee si France xaw ma France wala Italie ñaari dëkk yi ma xam. ku si renouveler sa séjour. fajar 4 heures du matin ngay génn sa kër di rang. wallaay. te préfecture bi ubbi 9 heures. mu nekk sedd wala mu nekk tàngaay. te kenn si ñoom du respecté. kenn du filmé kenn du def dara. wallaay wax nga dëgg. ku si dem Sénégal ngay rang ñaar di nekk sa kanam nga commencé génne say caméra di filmé. wallaay dëgg tamit. wallaay wax nga dëgg de. des fois dañuy def de. non wala États-Unis lii amu fa États-Unis da ngay wax lu la neex da ngay kii lu la neex. États-Unis la rawee. dañuy sóob borom Tuuba. man mën naa la xoolal suñu renouvelé seen séjour. yow préfecture ubbi na ko yow 4 heures du matin fekk. amoo fooy toog Bamba tëjal micro bi 1 second ma jox la kàddu gi.
wallaay comprendre amoo fooy toog fu am ker. wallaay amoo fooy toog muy taw wala muy neige da ngeen nekk si biti taxaw. wallaay te suñu ubbee ñëw trier quelques personnes ñu leen ñibbi leen ko suba. kenn du kaas wax nga dëgg de. ñu ne si toi venir con mais kenn du kaas wax nga dëgg. non nañu wax dëgg quand même. te kenn ñemewul filmé nekk fii di kii. dañuy muñal ñeneen ñi waaye duñu muñal suñuy bopp. da ngay xool ñun suñu demee suñu consulat yi nekk si dëkk yi. des fois sa gars yi dañuy dem uniquement pour provoquer ñi fay liggéey. waaw créer leen problème wallaay dëgg la. waaw pour mën a filmer di weeje. fekk na ñun tamit man li may faral wax ñun ay seer lañu si lépp nag. parce que internet bi dañ ko waroon utiliser si bon sens te ñun si ay weereel. ko moo waral soo gisee nit ñi di filmer nit ñi di leen enregistré wala yu dem noonu parce que il y a des choses yoo xam ne ñun nag waruñu ko xam. wallaay parce que loolu yëpp ñàkk xam kese la nekk seer kese la. wallaay man ak yow li ñuy wax en privé lu ko yóbbu si mbedd. quel que soit alpha quel que soit le problème. suñ ko waroon wax rek ci kanamu juge lañ ko war a waxee traité. wante pas si kaw dëgg la. mais malheureusement moom. lii la quoi yàlla na leen yàlla defal jàmm rek. amiin yaa rabbal alamin amiin yàlla jàppal leen ci xeex bi. amiin jërëjëf. di jaay na Moussa maa ngi jégalu su fekkee wax ji dëng na. non wax ji kay leer loolu na macha allah jërëjëf. ma dem jël Bamba Gueye Linguère mu ngi may woo. ma jox waaw dafa mel ni coupé na soxna Rama dafa am loo ci bëgg la kii Abdou Khader. Jawar. waaw sëñ Abdou Khader Fall. Abdou Khader Fall ki démb la woon anniversaire am happy birthday to you yàlla guddal saw fan. yokku ba yëpp démb pour ki démb. waaw merci sama jigéen. gis naa message bi non sunu kër jox na ma message bu yàgg Rama dóor na message sunu kër bu yàgg ci Facebook bi. waaw. Jawar xam nga soxna Rama moom sant bi da nga xaw a sant noonu rek mais nit ku baax la. kii sëñ Abdou Khader. waaw baal ma yow yab naa la may ma jël Bamba Gueye Lindoor mi woote rek bu paree ma jox la. salaamaaleykum sëñ Bamba Gueye Lindoor. allo waaw. Ndiawar Diop. sëriñu xale yi. Ndiawar naka ngeen def. sant yàlla rek. soxna Rama naka la def mu ngi si jàmm. waaw mu ngi si jàmm de. de Paris. mu ngi si jàmm bu baax. yaa ngi may dégg. ñëpp yow la ñuy déglu ñëpp yow la ñuy déglu. waaw déglu nuyul ma soxna Rama. waaw mu ngi lay dégg mu ngi lay fay. maa ngi lay fay. waaye yéen nag bon maa ngi leen di nuyu yéen ñaar. ngi lay fay. léegi nag ni ngeen commencé. ak démb. ak démb wax ji ni mu demee woon. waaw. xam nga sànq yaa ngi wax ne 20 ans demoon Sénégal ak yooyu t'aurais préféré dundee Sénégal. séddoo li nga am ak ñi nga bokkal. wallaay. Ndiawar demoo Sénégal mais ñi la fekk si fii man xam naa ko man du ma géwél de si tumbutu soxlaa man. léegi nag yooyu amatul. man noobu laa du ma tagg kenn. wallaay xam naa loolu. mais sénégalais daf dul waxante dëgg. yow li nga defal sa doomu ndey yi fii Californie ñu ngi fi yëkkati. ñu ngi fi aidé. yaa ngi dégg foofu la wax ji yëpp nekk. benn la moo ëpp sax di nga war a defal ñi nga xam ne yéen a bokk deret. parce que doomu aadama li ñuy wax man moo tax ma naan du ma conjuguer adjectif possessif. j'ai des millions d'enfants ci xeet bu nekk moo tax bi may déglu Rama démb su ma xol métti. wallaay parce que ne dama ne suma jigéen doomam a dee man nijaayam maa ngi fii. wallaay. moo tax tey bi mu commencé. dóor bal bi en touche bañ a wax ma ne alhamdulilah. bon te wax ji suñu kër gii ñu nekk dellul yaa 10 ans 15 ans ala suñu doomu ndey yëpp si luñ nekk tey heure bi may waxee ak fa lan lañ traversé nga nekk tey Californie man ma nekk États-Unis
Moussa Fall nekk Amérique du Sud keneen nekk feneen c'est que wax ji xam nga fu mu nekk Njawar ñun luñ doom ñun ñooy 15e race ñun bokkuñoo kenn parce que amuñu fenn man en premier 52 ans laa def ci àll bi ndeysaan ñun luñ doon 3/4 sénégalais yi ñuy waxal yëpp tey ñoom ni ñu taxawee di wax wala di bàkku duñ dara duñ sénégalais du fi ñuy fanaane yeewoo ñii ay français lañ ñii ay américain lañ ñii ay tiir te nekkuñ ko sax si dëkk bañ nekk parce que sax duñ fa dem voter bokkuñ benn parti suñ dëkk rek la ñuy dem gis nga critique bii nga def tey si sénégalais yi maa la gënoon a féroce téeméeri yoon si tu te rappelles la rajo avant 2017 wallaay avant 2017 maa la gënoon a wex wallaay dëgg la mais Njawar dama dem Sénégal 2017 24 heures laa fa def suma autocritique parce que ñañ fa bàyyi yëpp ñoo bokk deret te buñ fa desoon ni ñoom mel ni ñoom wallaay wax nga dëgg buñ fa desoon ni ñoom dóor marto man gis naa borom kër yu yeewu 6 gos ak jabar xëy ñu gontuñ 1000 francs la ñuy am bàyyi ko ci kër ga ndeysaan kooku buñ duggee ci dëkk bi ku ñu dajeel dóor sama marto jox xale yi ñu lekk man mii dama koy def wallaay bu doon man ma def mais le problème n'est même pas encore là foofu nga xam ne mooy tax ne Njawar Diop di yeewoo fi mu yeewoo Amérique Bamba Gueye Lentor di yeewoo Normandie ñuy dem ñu ñuy dóor marto ñi ñuy dóor marto gënuñu leen Njawar dafa ànd ak Bamba ak ñooñu ñu ñàkk fayda c'est à la source ñu ñëpp a bon bu ma wàccee tey Dakar di xaatar rek suma ay costume 3 pièces di xool suma cousin bu sol fuuxo ya boo xamee jarut 5000 francs di ko jaay dara moo ma gën la ilaha illallah donc le problème fondamental c'est à l'origine de nos grands-pères sama maam Cheikh Ahmadou Bamba Lat Dior origine bi la c'est dès le départ on est tous responsables de notre situation tey ñu tanewante di waxay foo xam ne fii bokkuñu fa li waral ngeen naan picc nga sa kaw mais xalam yëpp a ngi ci suuf moo waral tey Njawar Diop tey boo doon être humain bu ingrat wut bul xalaatal sax Sénégal doo Sénégal defal dara Amérique daf lay faj ngay cotiser am assurance sociale sa doom nekk fa foofu nga war a créer parti bu ñuy guerre nga défendre leen mais teewul yaa ngi xalaat Sénégal di fa xeex parce que foofu nga bokk profondément leneen li ngay gis yëpp superflu la kii réew ñëw di wax ak mal alkaati bi di ko envieux di ko bëgg a dóor parce que mbitim réew la jógee te ñoom ñëpp mburu foofu ka farine ñi ñàkkee fayda ba ñooñu mun ñu diviser def sénégalais avec la nationalité européenne ou américaine def sénégalais ak la carte de séjour def sénégalais ndax sans papier def sénégalais ndax truyande passeport ak passeport diplomatique pour mun a génn foofu la wax ji nekk wallaay wax nga dëgg mu ñoog yeneen xeet yi dañu diviser déjà dëgg la ñun nag si biir division boobu ñuy siisante ak di ñeewante te loolu waruloon nekk suñu combat du combat français du combat américain du combat américain day dem Sénégal kam bu ko neexee dëkk fa lu mu fa nekk di ko laaj wallaay wax nga dëgg à la source lañu problème fondamental à l'origine baalalante muñalante te confirmer que ne ñàkk day yàq doomu aadama parce que ñàkk day defar ñu bari ñu fi ñu ngi nekk à l'extérieur di yundu ñele kooku lu ko waral su ñàkk na buñ waree faj weer wu dee ci suñ kii salaire yore suñ carte bleue yore suñ oto loolu moo indi li ñuy critiquer ay ba am dóor marto
ñun nag dañu am lu ñuy wax affection émotion bu ma toogee fii dégg Ramadi wax suñ doom bu ñu rey mu koy wax mel ni ndeyam man ma mel ni lijaayam te mënuma si dara lu may daw suma ronga ñi jigéen mënuma fayul suma doom bi ñu rey parce que suma doom a ko rey wallaay ñaar ñooñu kan mooy seen responsable ndeyam Rama ak man baayam donc nag lu ñu war a def par rapport à ça c'est ça la chose fondamentale se reprendre essayer xeex comme nation yu ñuy élevé tey di xeex Amérique bii suñu ay maama ko créé ak ñoom Amérique était tout neuf benn tubaab ëppale wu fa dara benn nit ku ñuul ñoo ko moom comme ñoom ni ñu créé Amérique defar France remplir coffre France yi nañ bañ defaral ko suñu bopp foofu buñ ko defee yëpp équilibré da ngay gis américains ak français yi ñëw di ut nationalité sénégalaise na la leer wallaay dëgg la yal na leen yàlla sàmm amiin yaa rabbal alamin jërëjëf laa ilaha illallah sëñ Bamba Gueye Lindoor wallaay wax na dëgg yàlla de jàmbaar la am na fay ku fi am jour mo Abdou Khadir ma bàyyi la nga yeggali li nga doon wax il a tout résumé wallaay macha allah église Saint-Bernard mu xeex ba am jox ñëpp papier sénégalais soxor ci moromu sénégalais sénégalais ñàkk yërmande ci morom yi sénégalais sénégalais nekk ci moromu sénégalais sénégalais intolérant ci moromu sénégalais mu ci dara émigré yi nañu yeewu ci yooyu de loolu laa leen wax de nañu ci yeewu de nañu ci yeewu wallaahi waaw picc nga ca kaw waaye xel maa ngi ci suuf ga tax lu mu yàgg ci biir géej du soppali ku mukk jasit wallahi du ngeen fee intégré ak fu ngeen mën a dëkk ba mel ni ñoom ndax bokkuñu ci ñoom respect bi ñuy am bu ñu nekkee ci ñoom doon le plus doux ngalawaay bu ñu demee Sénégal nañu doon le plus doux bu ñu doon le plus arrogant bu ñu doon remplacer le plus doux ak le plus arrogant bu ñu ñibbee réew ma le plus compréhensif par le plus compliqué bu ñu demee ci sunu réew yi le plus tolérant te tolérance boobu sax ay li ci ëpp ragal la bu ñu demee ci sunu dëkk bi doon le plus grand intolérant lu nit wax rek nga indi ko problème di yëkkati ay mbagg di yëkkati ay mbagg di expliquer di jaay exigeant di jaay ne droit rek nga bëgg koo imposer nit ñi ci réew moo xamante ne c'est encore à l'état archaïque ku ko ci def rek ah da ngay def erreur de man de li gaa yi ñeme man ñemewuma ko man nekkul ne damaa bëggul dem Sénégal de mais li may wax ñemewuma ko wax Sénégal soxna Rama man li may wax nii ñuy wax ay kii daa géré man li may wax nii ñemewuma ko wax Sénégal soxna Rama je te le jure et je suis franc parce que sama interlocuteur yi comprendre naa fi ñuy xalaatee moo tax ñemewuma ko wax Sénégal wallaay parce que boo ko waxee rek ñu def leen ndungu siin nga jëm de waaw ñemewuma ko te li tax tamit bariwuma fa tànk loolu ci la man bu ma wàccoon fii léegi gars yi xam ne maa ngi foofu noonu mais porte plainte yi day takkarnaase ba nga du ma laal sax suuf suuf sax du ma ko laal waaw man yooyu bokk na ci waaw gars yi dañoo ñeme policiers yi xeeb policiers yi lu jul nangu si dëkk yi moom la ñuy nangu fii dégg nga li la Sidi Bouya wax gars yi dañuy liggéey ba midi ñu tëj dem jël benn pause kenn du kaas soo ko defee Sénégal wala banque yi ñu indi fa problème Abdou Khadir ma jox la ndax ma bañ a nekk fii di xaabaabal di nekk ay donneur de leçon te maa gën a dëng ñëpp tey moom toj nga fi waaw Abdou Khadir ma jox la kàddu sëñ Njawar waaw sëñ Njawar tey démb ak tey daanaka ci même lancé bi lañ nekk
te man sama xol dafa gën a seddati ndax xam nga dama ne woon journaliste dafa jeex ci àdduna bi journaliste ba mu ne dafa jeex dama gisatul kenn kuy traité information ci côté yëpp ndax ku ñëw rek da ngay sentir kii daa far rek mu analyser ko nu ko neex ci côté ba ko neex nga léegi loolu nekkatul journalisme te dama gis tey nga traité un sujet boo xam ne donc xam naa ne te école journalisme tey élèves ya fa nekk di jàng buñ jëlee sa introduction tey mën nañ see jël lu bëree bëri te yow xam nga li ma lay wax di wax na nag tu as tout résumé ndax gis nga man mii di wax ak yow bi ma nekkee Sénégal avant may ñëw wallahi ku xam koy Abdou Khadre Fall dana xam ne kooku musul am lu muy ragal ci àdduna du alkaati du gen man toroxal bu nekk toroxal nan ma ko police ci bañ dama daan masa bañ rek mais gis nga bu ma génnee ba ñëw bitim réew ba léegi bu ma ñëwee Sénégal maak xar ñoo yem yaay de du ragal rek de du ragal de mais dama xam ne la ma doon bañ ba ma nekkee Sénégal dama ko doon def te xam naa ne léegi la ma doon bañ bu ma ko bañaat xam nga lu ñuy wax dañ naan dafa jóge bitim réew ñëw di ñu fonto loolu la ñuy wax léegi nag loolu borom xel moo koy nangu lii daa nga ko bañ daaw tey man nga koo gën a bañ ñëpp xam ne lii daa nga ko bañ mais da ngay xam ne yow da ngaa dem bitim réew jàng fa lu bëri Sidi Bouye dafa wax lépp ñun dañuy xëy suba fii bu ñu waree renouveler suñu kayit yi di fanaan ci commissariat yi ba 9h bu ñu ñëwee 9h ñu tànn 40 personnes ne leen ñibbi leen ñu gàddu suñu dox yi dem ñibbi. te bu dee Sénégal lañ dem di defar passeport buñ fa xëyee indi ay lal lañuy indi foofu di yuuxu nit ñi di rompe nit ñi effectivement après lu ñuy wax gars yi sénégalais yi xaalewuñ te fekk na lu gën a yées loolu lañ leen di def te après duñ wax kenn loolu c'est sénégalais te li ma leen doon wax rek mooy li gën a ñaaw mooy man jox la anecdote bu gën a garaaw man j'ai un ami italien boo xamee ne dafa bëggoon Sénégal ba nga xamee ne sénégalais yi dañ koo dóor di ko dóor ba man damaa rusoon mu ne daal moom xam na ne gars yi dañ koy nax rek waaye mu ne ma daal yow mi daal xam naa ne nit ku jum nga waaye heure boo demee ba nga xamee ne yow man kii daal man daal yow yaakaar naa mën naa liggéey ak yow wallahi njawar en 2007 maa dellu Italie 2014 xaw ma lan dellu Italie dajeeg moom mu ne ma xam nga bu ma dajeeg moom lu ma njëkk wax léegi maa nga Burkina mu ne ma Burkina le pays des hommes intègres mu ne ma ñooñu seen tur da ko wuyu damaa rus ndeysaan nee na sénégalais moom pour moom day dóor rek nee na daal léegi bàyyi na Sénégal ma nga Burkina fa la dem ndax nit ñu foofu au moins ay nit leen kon ce qui veut dire que ñun sénégalais yi ñun ñoo war a yaraat suñu bopp ndax yii yëpp man mi Maroc jaar naa fa ak oto di filmer far juum filmer policier bi te amu woon benn intention mais keroog ça m'a coûté très cher parce que dama doon vidéo bi policier bi gis ne bi may vidéo moom vidéo naa ko si mais dama xam ne maa nekkul ci dëgg wax ja bëriwul nit bu nekkul ci dëgg day xam nu muy négocier surtout ñooñu tamit dañoo garaaw de non mooy li may wax rek gis nga muy Sénégal muy foo mën a nekk ci àdduna boo juumee da ngay xam ne da nga juum indi tolérance négociation comme li Njawar wax ci négocier tu t'en sors victorieux après ça passe parce que da ngay xalaat yow ëllëg say njaboot xalaat lépp du question ne lépp xatar moo koy indi du question ne lépp lii moo koy indi des fois il faut savoir négocier waaw ndax sama benn grand bu nekk ak man Italie daje na fii la laa jóge këram mu di ma yóbbu ñu agsi rond point Wakaam alkaati bi ne ko gendarme bi jàpp ko ne ko takkoo ceinture mu mer nan ko ay bindal gendarme bi ne ko jox ma sa permis ma bind ma wàcc bi ma wàccee moom mi ngi ne jabar ji sama cas day gën a garaaw jabar ji ne ko lu tax mu ne ko Kader mais ma xam bu demee cas bi day gën a garaaw vraiment dem wax ak gendarme bi mu ne ma day jaay naqari deret bàyyil ma bindal ko ma ne ko non dimbali ma rek ngir yàlla xoolal joxewu ma 1000 francs joxewu ma dara
ma waxtaan ak waa ji joxaat ma permis ma ñëw jox ko mu ne ma loo fa def ma ne ko defuma dara damaa négocier rek parce que dama ñëw damaa xam ne moom moo nekk ci dëgg yow yaa ngi ko fekk nga ne ko nga koy jaay naqari deret boo ko jaay naqari deret bu la bëggee sonal da lay sonal gis nga àdduna bi négociation da ciy am des fois am na foo xamee nag jom ak fulla ak fayda moo fay yóbbu doomu aadama jeex na dafa am foo xam ne boo fa tollee muy suñu wàllu réew ñu lay toroxal ci sam réew wala ñu sa réew respecté wu la loolu dafa différent ak loo xamee ne situation la boo xam ne da nga koo war a régler ak xel dem sa yoon loolu rek la wallaay jërëjëf man dossier bi yaakaar naa mënun naa bañ a dem fenn buñ ko defoon ci xel mais gis nga wallaay lii yëpp muy des fois xel utiliser xel dafa baax tamit de dafa baax lool te loolu daal laa gis ne moo xaw a tamit quoi bon waxuma ne Cheikh il a tort waaw waxuma ne Cheikh nag il a tort mais nañu jàngat ci mbir mi daal am na lu bëri yoo xam ne mën nañ koo soppi wallaahi jërëjëf Abdou Khadre jërëjëf Soxna Rama beneen information boo xam ne bëggoon naa ko traité aussi ban moo di moom la ñuy tàqalikoo sax mooy dafa am benn caricaturiste bu ñuy suédois la nag quoi moom suédois la moom moo fi dessiné woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ba pare jël kanamu xaj def ko ci allahu akbar billahi min shaitan rajim muy Lars Vilks la tudd moom dafa mujj ñu koy protéger di ko boole ak ay policiers yu koy protéger parce que monde islamique bi dana woon dañ koy rey. dañ ko déclaré waaw jéem nañ sax attenter à sa vie plusieurs fois. dafa mel ni rek bu ngeen fàttalikoo ay vers 1988 amoon na beneen waay bu ñu doon wax Ahmad Salman Rushdie. jërëjëf am kooku laa xam nga xam ne kooku indien. te pourtant ci famille jullit la juddoon de lu ñu bëri xamul woon dañoo def ne tubaab la ndax dañuy wax rek Salman Rushdie mais mu ngi tudd Ahmed Salman Rushdie mu ngi vivre léegi fii ci New York. Londres la nekkoon. ndeysaan wax nga dëgg. léegi mu ngi ñëw fii ci New York dañ koy protéger muy wër di def ay kii te pourtant yaayam ak baayam yëpp ay jullit lañu kat. mi ngi ci protection bi ba tey. waaw kooku bu kiiwee léegi gars yi def ko barbecue. waaw moom 1988 moom moo bindoon les versets sataniques yooyu de satanic verses moom moo ko fi defoon en 1990 te jullit la Inde la juddoo Bombay Inde sa dëkk ba fa la juddoo ci famille musulman te pourtant teewul bi mu bindee li mu bind dafa attaqué l'islam kii nag moom ci caricature la nekkoon parce que gars yi itam des fois bu ñu bëggee siiw dañu xam ne islam moom boo ko provoqué rek da ngay siiw. de siiw xamul li ci siiw mooy la. waaw parce que ay artistes la bu ko defee dañuy entrer dans l'histoire te jaral na lañ ko parce que gëmuñu yàlla moom nag yàlla dafa am accident ci dimanche bi. moom ak ñaari policiers yi nga xam ne ñoo ko doon servir de garde corps ñoom ñëpp a dee benn camion daal moo jugee fële. buy daw sens inverse rek jaxase leen. te foogoo ni dañ leen a kil. waaw yow jullit yi kontaan nañu daal yàlla daal moo leen rey te pourtant jullit yi ngi doon seet naka lañ leen di reyee. xoolal loolu rek. gars yi lu ne def nañ ko dañu mujj jël ay nit ñu koy garder. waaye regarde-moi cette fin tragique. yàlla kenn du ko foowee. ab jullit laa loolu laa jàpp ne yàlla kenn du ko foowee sunu yonent bi tamit kenn du ko foowee. sallallahu alayhi wa sallam fu mu toll nii ñëpp a ngi koy partagé ñëpp a ngi koy rafetlu ñëpp ay wax ne de bu ñu ko fekkoon sax fital ko ñu tooñ musulman yi waaye dimanche nga xam ne du am sax trafic nga dee boo doon woon sax samedi guddi ñu ne dafa demoon night club ba mandi wala dara mais dimanche camion bu jógee fële rek ñëw dugg leen ñu accidenté moom mu dee ñaari agent de police yi nekkoon ci wetam tamit dee te conducteur camion bi moom dafa blessé rek. nga xam ni yàlla rek mën a gaaw. il avait 75 ans. te depuis des années mu ngi nekk sous la protection de la police. après avoir reçu des menaces de mort ci dessin yooyu mu defee loolu moo doon information
boo xamante ne aussi bëggoon naa ko nit ñi xam ko soxna Rama di jégalu nag képp koo xamante ne dégg nga fi loola neexul ñu ngi lay baalu àq. ku fi dégg tamit loo xam ne lu jara liggéey la pour mu jariñu rek nañu ci liggéey ñu jox leen dox daje incha allah bu subaa ci beneen émission l'info autrement soxna Rama kàddu gaa ngoog. wala njawar dugg nañ ci ak bisimilahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamina jërëjëf gars yi nous disons à demain même heure même jërë ngeen jërëjëf. mani dégloo di sunu kër FM seeni kër laa sama gaa ñi dégloo di sunu kër FM sunu rajo laa du fenn fudul fii ci sunu kër kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk nekkuñu si leneen. c'est vraiment ki ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii ñoo fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak daal du nga jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mën a jox bëgg bu tëb ne mu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu mel. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. en tout cas président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon. kon loolu de wax dëgg yàlla xam nga xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal. ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon
avec votre soutien, je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc, on a fait lii yëpp ndax am nga payam.